yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi seen émission Agora ngeen koy am dimanche bu jot 14h jàpp 15h ñu koy defee fii ci rajo Dunia 93.7 ñuy dalal kenn ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci langue politique yi wala ñi nga xam ne ñoo jiite mouvement citoyen wala bokk ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk lii nga xamante ni moom mooy collectivité locale yi ngir ñu waxtaanee loolu nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk tey ñuy dalal koo xam ni guléet lay wax mu ñëw fii ci émission Agora ñu janoo ak moom waaye bu ñu tuddee turam kenn du ne guléet muy wax ci rajo wala muy dugg ci wàllu lu ni mel ki ñuy dalal di njiitu kuréel gi nga xam ni mooy LAS nag di l'Alliance pour la solidarité kay coordonnateur ba di Pape Latir Ndiaye gënoon nañ ko xam itam ci parti bi nga xam ni moom mooy PDS yàgg ci yëngatu ànd ci ak professeur Moustapha Souran kon moom Pape Latir Ndiaye waaye itam beneen étiquette bi ñu ko gën a mën a xamee mooy njiitu grévistes yi bokkoon na ci ñi nga xamante ni daan na jiite li ñuy tuddee syndicat élèves yi ak étudiants yi am taxawaay bu am solo boo xam ne doon na ko am ci wàllu njàng mi njàngale mi asalaamaaleykum wa rahmatullah Pape Latir Ndiaye. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di kontaan ci invitation bi di wax ni émission bu am solo la ndax ñu ngi koy dugg ci biir Thiès mu nekk nag lu may rafetlu di rafetlu taxawaayu journaliste ci Sénégal yépp ndax yéen seen mission mooy yëgal waa Sénégal informé leen donc kàcci ngalaama yéen may am fierté di jàkkaarloo ko mel ni yow ngay doomu Thiès di def liggéey boo xam ne mucc na ay loolu fierté la ci bépp Thiès waa looloo tax bu may xool El Hadj Assane Gueye ñi nga xam ne ñu ngi TFM di def liggéey boo xam ne Sénégal ak àddina dañ koy rafetlu dama ndax moom ñu bokkoon classe bu may xool El Hadj Abdoulaye Sy Mbaye mu nekk doomu Thiès dama nekk moom ñu defandoo formation en communication ndax ñoo bokk promotion ñooñu nekk ay doomu Thiès ku mel ne ñoom Mbaye Samb consort damay jàpp ni dama ci am mbégte ndax man sama gëm-gëm mooy Sénégal raw réew yëpp Thiès raw région yëpp donc maa ngi junj nga ko sax ci sa kàddu itam da nga am comme capacité je veux dire da nga am tàggatu boo xam ne tàggatu moom ci wàllu communication donc li ngay def nii du lu bees ndax ñi nga fi lim ñëpp nga bokk ak ñoom li nga xam ni moom mooy diplôme communication boobu ngeen def day wane ni yow itam ci wàllu woowule am na lu la ci yàlla may yàlla na ko yàlla ful jërëjëf loolu gannaaw kàddu yu présentation yooyu les Pape Latir émission Agora dafay am li nga xamante ni mooy aada ji mooy dañuy sóobu ci ay question d'actualité li ñu jàpp ni fës na lool dañu koy laaj suñu gan benn ci yi nga xam ne jàpp nañ ni fës na mooy wàllub diplôme dañoo gis ni Sénégal dafa mel ni diplôme yi léegi dañ koy luxus preuve concours police bi passé juróom ñoo xam ni dañoo déposé woon ba jàll ba ñu jël leen ba commencé leen a formé ñu gis ni seeni diplôme dañu ko falsifié du lu baax ñoo jàngate boobu actualité. doon na baax it ma ñaan di wax ni lépp lu may wax te mu war a naqari doomu aadama mu koy déglu maa ngi ciy jégalu. à l'avance. di ñaan aussi nuyu kilifa diine yi nekk ci région de Thiès ci commune bi. suma bàyyi Muniru Njigéen suma bàyyi bopp la suma bàyyi Maam Bu Kunta Njaasaan moom nga xam ne 1963 bu mosaan dem Kamataan ci Saalum da doon jaar suma kër bàyyi di nuyu di ziar wóolu bu mag bi ca garantie di Serigne Saliou Touré waa kay mun Njaay da bàyyi waa Thiénaba Seck donc c'est une chance waa Thiès am waa Sénégal am sa question bi question la bu sensible maa ngi yërëm ñi nga xamante ne ñoom la nattu dal seen kaw naam bu dee am nañ ci responsabilité maa ngi yërëm di wax rek benn tontu bu gàtt la ci am mooy ñiy saytu diplôme yi nañu gën a yokk seeni jumtukaay pour gën a mën a contrôler dañu naan ki bëgg a jël boo gisee li mu jël yomb ko seytaane mun na ko dal mu jël kon kiy saytu
en amont na gën a góorgóorlu ci saytu bi ak mu nekk li waa ji wax naan jamono ñooy waaye nag maa ngi ñaax nit ñi ñu góorgóorlu ni lu waaye war a am ñett la koy jox sunu borom góorgóorlu ak it xam li nga yellu loolu crois que ci yox bu gàtt laa ci mën a wax. lan lay traduire en réalité. li muy traduire mooy ñi ko def teguñu ko ci yoon dañoo jub waaye yërëm naa leen ndax kenn bëggul def lu bon. est-ce que du jaaxle wala noo ko jàngatee parce que man loolu ça m'étonne. ñi ko def teguñu ko ci yoon yërëm naa leen may ñaax ñi nga xam ne ñooy contrôler ñu def contrôle bi muy gën a tar ba kenn dootu def lu mel nii nit nag yenn saay di nga ne situation am na jaaxle la waaye mën nañ ko tuddee aussi yàqamti gis nga doomi aadama bi li nga bëgg boo ko mënta jot tànnal li nga mën a jot nga yem ci ndax damay wax benn waaye ma ne li ëpp solo ci àddina xam nga lu mu mooy liñ leen nettali ëllëg nga bàyyi ko sa njaboot jaaxle la ñoom ñoo juum li ma ci jàpp daal mooy defuwul nit war koo def. encore que gis nañ fi un douanier qui a fait ça pendant des années loo xamante ni nekkuloo ko nga dund ko yor say tenue yor say vraiment di monter di liggéey di wàcc doy na waar. doy na waar. loolu benn la ci question d'actualité ñaareelu question d'actualité doomu Sénégal boo xam ni ña nga woon ca seeni la ñu nekk benn takk deru français jote ak moom dóor ko ba ñu ne mu ngi ci diggante dund ak dee mu jur coow diggante njaboot yi ak l'armée française ak mu dem ba ay autorités di ci génn di wax entre relation France-Sénégal jàngat boobu nan nga ko doomi Sénégal fii la xewee nag Sénégal doomu Sénégal yi doomu Afrique li yokk gëm seen bopp taxawaay boo xam ne daañu ànd ak tubaab yi àndu nawle mu nekk exemple ci ni diplomatie dañ ko war a yemale ndax balaa may ñu ci loolu xam nga am nay jamono gouvernement Sénégal te ngoon visa d'entrée maanaam bu fekkee da ngay jóge bitim réew pour ñëw Sénégal il faut nga am visa ndax boo jógee Sénégal pour dem bitim réew il faut nga am visa waaye tubaab buy ñëw Sénégal du jom visa donc day mel ne comme ñàkk gëm suñu bopp la day mel ne comme tubaab yi ñoom ñoo ñu ëpp sañ-sañ suñu réew ci lii nag li ma ciy jàpp mooy jëfu rëy la jëfu yebaate la jëfu mooy condamné la di ñaax suñu nguur yi ñoom faydawu taxaw askan wi lii mu nekk exemple pour que tubaab yi mën nga jox cër ndax am na loo xam ne kenn ñi mu ko def bitim réew déedéet wala boo ko fa defee musiba dal la et au passage may signaler di ñaan bépp doomu Sénégal di ñaax nguur gi ñu bàyyi xel président Lamine Diack xamuma ko aw maa moom benn rapport mosuma ko nuyu waaye ay la yéwén doomu Sénégal la bu liggéeyal Sénégal bu liggéeyal àddina nekk drapeau Sénégal léegi maa ngi dégg sa way wii nga tegoon ci début émission bi waa ji naan El Hadj Diouf sargal nga Sénégal muy généraux gi émission bi waaye mun naa wax ni Lamine Diack sargal nga Sénégal à travers le monde ñu téye ko tugal mu nekk un vieux sage troisième âge boobu ak léegi man di ci déggaguma wala boog nawlooguma wala nattaguma taxawaay nguuru Sénégal pour Lamine Diack bu dee doomu tubaab Michel Platini pour ne pas le nommer
am nay tolof tolof waaye réew mi daa taxaw temm ci itam ba tey nu mujje dossier am jeex na seetal nañ dara ba mu set wecc ndax diplomatiquement la ko réewam lijjante taxaw ci itam. te tubaab bi fexe nañu ba am accord boo xam ni bu seen doom defee lenn li ci dëkk bi duñ ko bàyyee ak sunu autorité duñ ko bàyyee ak suñuy police ñoom ñooy gérer seen bopp parce que les accords permettent pas ñu bàyyi leen ñu nekk ci nenn ñi surtout bu ñu amee yenn ndombal tànk yi lu ci mel ne ay militaire ak yu mel. day mel ne comme xeetu gënalante dama ñëwaat ci kaawu doomu Sénégal bi ngay wax dama liir ñu ne jëli nañu waa ji ay militaire ay gendarme sénégalais ñu ànd ak ay gendarme français dem jëli ko. du gis na. parce que li muy ndur ak li muy tekki mooy nanguwuñu tubaab nangu sax bàyyi doomam. justice Sénégal àtte ko ci anam yi jaadu kon na ci nguuru Sénégal taxaw mu nekk leçon pour nguuru Afrique yi pour que tubaab yi naw ñu àndu nawle. àndu nawle jërëjëf ñaareelu wala bokk ñetteelu question d'actualité bi dafay jëm ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi moom la ñuy duppee autorité yi dafa am coow loo xamante ne mi ngi bëgg a dox ci ay kuréel lu ci mel ni ay institution lu ci mel ni médiateur de la République premier ministre nga xam ni presque mooy kilifay gouvernement bi ñuy coow ci kii war naa wax lii kii warta wax lii ba xët-xët di am ci diggante premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ay kaddu déplacé parfois ak ki nga xam ne mooy Alioune Badara Cissé médiateur de la République ku ci nekk di remettre sa morom naan wala bokk ci seen kaddu ku nekk di jéem a remettre sa morom à sa place à ce niveau ñun ñi ci suuf nan la ñu war a comporter woo noo jàngatee boobu taxawaay. ñun ñi ci suuf daañu jaxle waaye dara neexu ci may wax ni ab kër bu ko ay wujju bokkee bés bu ne ñu tojante bopp ñuy jaaxal seen borom kër waaye bu ñu ko jaaxalee te fajuwul jàmbur mun naa xeeb borom kër ñëw ci lii constitution Sénégal moo fal président Macky Sall jox ko ay pouvoir jox koy cër nga am ñoo fal ñu yaakaar la fal leen li nga leen fale yaa ko xam li nga bëgg ci ñoom yaa ko xam ñu war koo doxal moo lay am yenn coow yoo xam ne soxlawuñu ko yow mi leen fal te jiite réew mi yaa jël sa matukaay faj ko faj ñaar la tegaat mbir yi ci yoon ku nekk xam sa place liggéey lañ la sas wala nga dindi ki nga xam ne moo nangu tegu ci yoon. médiateur de la République dem fenn ci gox yu Sénégal yi gis nii askan war nañuy dundee mënoon na gën a rafet mën na gën a baax mu jël kàddu wax ko premier ministre ne ko waroo ko wax parce que lii ak lii du sa cër. du sa cër ci loolu lay tibbe pour wax ci sama xalaat. ndax doomu aadama dafay baax booy wax xalaat nga wax loo xam te ne wóor na la. bu fekkente ne cëram ci wàllu yoon may na ko loola na ca wéy bañ ca ragal dara premier ministre bàyyi jàpp waaye bu fekkee di cëram mayu ko ci wàllu yoon moom it na yem ci liñ ko jox bu ko loolu doyul mu delloo ndombo tànk la pour mën a am liberté wu wax li mu war a wax ndax Sénégal nag réewu liberté la ak réewu démocratie ki nga bëgg a wax teg ko ci anam yu rafet xaste woo saagawuloo li nga bëgg a wax mën nga ko wax waaye bu fekkee da ngaa tënku ci lenn ñu ne dañ lay jox benn cër boo xam ne fii nga war a yem boo ko jéggee yaa tooñ waaye comme texte yi nga xam ne moom moo fal médiateur de la République aw ma ci maîtrise du ma ci mën a sori. médiateur ne ko ñun ñëpp dañoo war a liggéeyal askan wi ndax ñun ñëpp la ñu falandoo pour ñu liggéeyal askan wi. wax bu rafet waaye na tegu ci yoon bu dee yoon may na ko
lii muy def nañ bàyyi jàmm bu dee yoon may ko li muy def na ko bàyyi moom bu fekkee mënu ko bàyyi te yoon may ko na delloo ndooma tànk li am li def. beneen question d'actualité boo xamante ni dañuy gën a réduire ñëw Sénégal ñëw Thiès marché central di marché bu mag bi nga xam ne ñëpp ko bokk fu waay neex lal mu métti lool jaxasoo lool waaye itam ñay lal di ay doomu Thiès di ay doomu Sénégal di ñëw di jaay di yóbbu seen kër di dundee ñu jàpp ni war nañ leen a yëkkati nag ci yoon yi ay ale yi nga xamante ni dañ fay toog ñu tàmbali woon ko fii ay autorité waaye mujjul fenn tàmbaliwaat nañ ko ñenn ci ña fay jaay du ko métit lu jàpp ni dañ leen di xañ seen wërsëg Pape Latir Ndiaye tey boo waroon a régler lu ni mel. li ci jiitu mooy ku nekk am nga sañ-sañ daan sa doole képp kuy daan dooleem dañ laa war a jàppale ki la war a jàppale daf la war a jàppale par force mais fi ngay liggéey bu fekkee dafa yàqal keneen war ngaa moytu ndukk bëgg a wéyal loola ngir sa poche bopp waaye ki nga xam ne nag moo am sañ-sañ jàppale askan bi ndax askan bi moo ko jox cër balaa mu la yëkkati mu la wutal pexe ndax pexe du jeex ndax yëkkati doomu aadama ci place bi muy daanee bi muy fore wërsëgam mooy tënk nga ko mooy xañ nga ko lu mu suturloo boo ko jaree xañ da nga wut li ma tuddee les mesures d'accompagnement wutal ko feneen wala surtout que yéen a ko bàyyi ba mu toog ba commencé jaay ba commencé am lu mu dundalee njabootam di ko fay la muy fay taxe lépp loo xam ne war na ko ñu ngi koy fay dafay juuti même bu fekkee ni fa mu toog du tooguwaay nag te yow mi nga xam ne yaay lekk taxe yi yaa koy encaissé au nom de l'institution bi ngay dirigé xam nga ni fi mu toog baaxul ñaareel bi gis nga doomu aadama même bu juumee pour nga yar ko mun ko toroxal damay faral di wax naan suma mbokk suma xarit bugguma fësal lu bonam damay waxtaan ak moom ci jekk ak teraanga yedd ko ba mu comprendre ni li ma ko bëggal moo gën ci moom kon il faut que waxtaan jiitu diisoo jiitu waaye nag ñu saafara ko pour intérêt ñëpp te bu ñu lor kenn. mais nag kaw tali wala kaw trottoir nga teg ci marchandise Pape Latir day na war kaw tali pour dox la pour tag oto la wala moto wala trottoir pour nit ki yenn saa yi nga gis foo xamante ni dañuy lal ci trottoir bi ba yow nit ki tu es en danger parce que da ngay wàcc trottoir bi amoo place di dox ci tali bi fi nga xam ne oto yeeg charrette yeeg voiture yi ñoo ko moom et ça c'est un danger. doy na waar dama ne ëpp na tool. waaw yow mbiri tool di moom buñ ci duggee. eggoon na ci Sénégal ay jamono gaaru caaro yi. bu saxaar gi day ñëw. dañuy fëx dem saxaar gi rombaat ñu laat ñuy jaay. waaye boo xoolee léegi faju na bi ñu koy faj dafa am yoon waxtaan diisoo wute leen bërëb waxtaan diisoo wute leen bërëb fii waxtaan na jiitu diisoo na ci topp wute leen bërëb na mujj mu am une solution définitive. une solution définitive juróomeelu question d'actualité bi day dellu si ndax Bruno Diatta liggéeyal Sénégal ay at yu bari ñu doon ko jébbal boromam ci bis yi ñu génn ban jàngat nga jàpp ni ñi yëngatu ci wàllu politique yi war nañ koo def ci koo xam ni askanam la doon liggéeyal ba génn àdduna ak ban taxawaay la nit ñi war a am ci jàngat yooyu. maa ngi jaale famille Bruno Diatta di jaale nguuru Sénégal di jaale askanu Sénégal di wax loo xam ni xëy na dina la xaw a jaaxal. Bruno Diatta ak soxna docteur Bamba Diop ci seen néegu ndey
maag ñoom ñoo bokk askan. su may mbokk deret la waaye Latyr dafa nekk koo xam ne. kon ñu ngi la koy jaale. ñi mu jaxasool ci réew mi ci wàllu deret bari na waaye dañ naan nit lu dara sottee boo ko bëggee dabu ne saa bokk la ñu foog ni daraa tax ñëw ci li nga wax maa ngi rafetlu li ñu ko defal maa ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ni lu baax la waaye am na lu ko gën. te il faut que Sénégal jàng ko. rendre hommage nit ki ca ba muy dund. ndax nag nit ku parfait à 100% amul waaye nit ki bu fekkee te saytu nga ko ci parcours am mu def jëf ju rëy pour réewam sargal ko ci bi muy dund ndax damay fàttaliku bi may nekk président foyer lycée Malick Sy suma papa Djibi Diagne moo parent daf ñoo recevoir en délégation. dañ ko doon sàggal démb au passage. ah ku baax yàlla gudd fan. amiin daf ñu recevoir defal ñu teraanga bu rëy ñuy dem mu woo ma ñëw mu ne ma da ngeen ko siiwal xam nga élève rek ñu waaw paa bi li muy wax ni mu ne gën ko siiwale muy lu baax képp ku baax dina ci bëgg a roy ñu siiwal ko le surlendemain keneen ñu wole ñu ba keneen ñu baree bari roy ci ñëw jàpp nañu ba li ñu bëggoon ci budget ci jamono jooju am nañ ko ñetti yoon kon ku mel ne Bruno Diatta keneen def parcours yu rafet a rafet nañ leen sargal ci bi ñuy dund pour que doomu Sénégal yi pour que ndaw yi xam ne benn fi nga juddoo ni nga juddoo taxul nga tekki li tax nga tekki mooy jom ak ngor pour que doomu Sénégal yi nga xam ñoom responsabilité xam ne nit ki mën ngaa tedd te rafetal sa lépp ñetteel bi pour que doomu Sénégal yi xam ne Sénégal kat boo góorgóorloo di nga am jaajëf. man nag am naa lu ma ci métti ci président bi man maa ko defal décret mu nekk ministre kii di ko xëcc vraiment entre le président Macky Sall ak son prédécesseur jaru ko. waruñu ko saxtal gàtt daal mooy benn mag nee na bés bu ne am na ko xamoon muy bésu jàmm kii ngénte moo ko moom bés boo xam ne bésu dem wuy gisul borom la ndax man d'accorduma bésub dëj ñu naan bésub tiis la ndax koy judd xam nga dëgg sa faatu kon du bésub tiis bés boo xam ne yaa ngi wuy seen borom bi a été très clair wax nañu ko yàgg damaa jàpp ni kon bésu Bruno la nañ ko sargal ñaanal ko waaye nañu jàng ci lenn mooy daal doomu Sénégal boo mérite nañ ko sargal ci bi muy dund te it ñu moytu sargalu benn bis sargalu ñaari bis ndax am naa loo xam ne day metti xol muy lan ku mel ni Cheikh Anta Diop sargal lañ ko ay at ñu ngi koy bëgg a fàtte mais chaque année ñu sargal ko ñu ngi koy bëgg a fàtte am na ci Sénégal ñoo xam ne ba ci biir Thiès ñu fi jëriñ askan wi nekk ay borom yi xam-xam boo leen fekkee Ndakaaru ci milieu yi nga xam ne lañ tuddee milieu urbain dañ leen jox cër naw leen tey même ñun waa Thiès ñu ngi leen di bëgg a fàtte xoolal ko mel ne El Hadj Alioune Diouf borom xam-xam xoolal ko mel ne doyen Jacob Ndiaye xoolal ko mel ne ñoom Ibrahima Diagne boo leen fekkee Ndakaaru da nga leen di naw ndax seeni naataangoo seeni naw la yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ni ñoo mën ci réew mi dañ leen jox cër hélas. alors loolu mooy 5 questions d'actualité yi xam naa ni am lu bari loo ci bëgg a yokk waaye waxtu wi moo ñu ko dul may te sumb bi dafa xaw a takku
alors dañuy soobu ci ñaareelu pàcc émission bi ñu fàttali ni ñi ngi dalal Pape Latir Ndiaye ñëpp xam ko ci langue politique gi ci parti démocratique sénégalais waaye itam mu nekk coordonnateur u alliance pour la solidarité Pape Latir ñaareelu pàcc émission bi balaa ñu ciy dugg dafa am ñaar yoo xam ne bëgg naa laaj la ko ndax yëngu nga ci wàllu njàng meek njàngal mi gannaaw suba incha allahu rabbi ci la ñuy ubbi l'école bi coow li ci diggante syndicat yeeg gouvernement bi mi ngi woy yàgg na Pape Latir beneen bi mooy niveau élèves yi Pape Latir dafa gënoon bon en tant qu'un acteur de l'éducation parce que gis nañu liggéey bi nga def ak Moustapha Souran bi ñu koy dénk wàll woowule tey jii lan la ñu mën a jële ci yow Pape Latir ci loolu ci lu gàtt ci tënk. ci ubbite école yi maa ngi koy rafetlu di wax damay woy damay woyantu naan ubbite jàngate daa neex a dégg yàlla na nekk mais ubbite école bi daal li may bañ mooy ubbite à deux vitesses maanaam ñii ubbi di jàng ñii la mënuñoo ubbi ndax seen école setul wala ndox maa nga fa wala ndox maa nga fa wala abri provisoire yi am naaw defaraatuñ ko loolu du yemale kon bu ñuy war a ubbi école ñu jël mesures yu mat sëkk lépp jag mu bañ a am lu ñuy tuddee discrimination ndax bu ñu nee quantum horaire kii commencé le 4 kii commencé le 20 ku njëkk commencé. borom ñu le 4. kon nag loolu discrimination lu jaadu. ci wàllu niveau élèves yi la responsabilité bi. mi ngi nekk d'abord ci waajur yi. ah bon ah ouais naka. gis nga tubaab nee na le milieu détermine l'homme xale boo xam ne bu fekkee dafa jóge école ñëw këram sentirul ci këram mbirub jàng mbirub xam-xam bu ko xamul ci këram ñi ko mag di fo duñ jàng kooku xel ma mi ngi nekk ci jàng ka bu demee école waaye bu ñibbee fàtte na ko donc y a la responsabilité des parents avant responsabilité jàngalekat yi. état bi ma mujjee ñu jàngalekat yi doomu Sénégal maa ngi rendre hommage enseignants Sénégal yi xam nga kañ laa xam ne jàngale métti na. juróomi at yi ma nekkee yi ma nekkee ëpp en retraite ci politique pour raison yu bare ma am instant di jàngal samay doom barewuñ de moo leen di jàngal damay sonn bay xëxat ma ne waaye gàcc ngaalama enseignant miy jàngal 80 élèves ou 100 élèves kon enseignants yi ngal la waaye na leen gouvernement mettre ko ci condition yu baax ba bu ñu leen mettre ci condition yu baax nga xam ni enseignant Sénégal gàcc na leneen li mooy Pape Latir Ndiaye jékki-jékki génn ci langue politique gi 2012 jàppale nga certes le président Abdoulaye Wade pour mu am ñetteelu mandat waaye mujjul sotti nga jékki-jékki arrêté loolu lépp ñu gis Pape Latir Ndiaye mu nekk ci ginnaaw Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh wala bokk Al Amin kon ñu jégalu ci ginnaaw Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh complètement nga bàyyi politique bi rocceeku dem taxaw foofu nit ñi jaaxle loolu lu ko waral. juumuloo bul ne astafurlah da nga ne Dabakh ba teg ne Al Amin Sëriñ Abdou yàlla na ko yàlla fay. amiin Sëriñ Abdou moom laa tuddee la bibliothèque des encyclopédies moom laa tuddee le modèle parfait de la générosité moom laa tuddee le grand pédagogue may wax fàttali auditeurs yi Sëriñ Abdou dañu àndu baay ak doom ci sama trajectoire ku moo xamoon Sëriñ Abdou transformé ma biir ak biti ci diine d'abord ci muñ ci ngor ci lépp Sëriñ Abdou wóolu ma jàppe ma doom
di ma yónni ma koy doxal di ma yónni ma koy waxal. Anecdote am na ñaari at dañoo jóge gàmmu Baba Diaw bu itok milliardaire ànd ak délégation ñëw keroog maag sëñ Abdou dong ci néegam 7 heures du matin Baba Diaw egsi maag sëñ Abdou man la yàlla may chance maag sëñ Abdou kese ñoo recevoir Baba Diaw ak délégation bi Baba Diaw waxee ba pare sëñ Abdou mayoon na ma ci boppam bu ma xoolee man la ki ma xam li mu bëgg mu xool ma xoolu tontul keroog maa tontu Baba Diaw cer la waaw sëriñ Abdou Aziz Sy di jamaa ku mu ne kaay ku mu ne nangu naa nekk sa baay doo dem nga teg lépp ci suuf wuy ji ba mu nekk kuy jàngal doomu aadama di lekk ndox ñun mën naa waa Sénégal waa Thiès tey que bu dee fukki yére minimum ci ay yéreem may na ma ko ma koy sol moo tax man xaw ma kañ laa gis yére mu nekk sutura ak sac mu nekk aussi leçon de modestie et d'humilité waaye dama ni sànq da nga ne maam da baax juumuloo ndax Sénégal kat fi ñuy juume mooy parfois dañuy commenter waaye du ñu fàttali su ne bu suma bàyyi la ndax man dénkaane maam da baax laa. ca grève ba moom bi may nekk président foyer lycée Malick Sy saa bi Hadj Malick Sy la maam da baax woo keroog dañoo takk micro pour waa Tivaouane ak waa Sénégal dégg man maay dirigeant foyer bu maam da baax njëkk a woo bi ma woowee kat am nañu ko ne chez góor gi tey nag moom mooy loolu. mu ne lan la mu ne woo nga ab wuyu. ñu def délégation dem toog xam nga waxtaan nu mujjee waxtaanu juróom minute la dañoo teg fukki orateur ak juróom ku nekk bëgg a wax kenn wax ñaar wax ma tourné xool sama maam ju baax boobu mu ñàkk tooy xepp ma leen jox leen micro bi jox ma leen ñaari kàddu la sëriñ bi ñun la woo kon man la soxla sama kàddu ak kàddoom protocole bi ëpp na kii mag la ne ko maam mu ne ah loo bëgg ñu jàngi mu ne waaw mu ne ko suba daañu jàngi mu ne allah akbar sagal nga ma yàlla na yàlla sagal ci gannaaw suba sa mu yebal sëriñ Abdou ci ñun ñuy waxtaan xool lu ñuy faje saafara revendication yi jàngi nañu waaye bawuñu bu ñuy toppatoo li ñuy toppatoo ba lépp ñu bëggoon mu doon fukk ñoom ci 100. relation fa la commencé. xam naa ne du fi xej nag te li des ci waxtu yu bëriwul te li ñu bëgg dëgg dugg ci mooy wàllu politique gi alliance pour la solidarité ngeen sos ko lu tax pour lan ak ni nga nekkee woon ci parti démocratique sénégalais tey jii parti démocratique sénégalais mel ni lu xar ñaar nga ne pat Pape Latir. dafa am suma benn rakk bu ñuy wax Mamadou Thiam. enseignant école Demba Diakhaté maa ngi koy rendre hommage moom danaan Latir mooy sama maître man dama naan Thiam mooy suma xarit ba fàttali nit ñi ne li tax ma koy rendre hommage mooy grève enseignant yi passé kenn lijjantiwu ko. dox na ci lu am solo. moo ko dox. fexe wax ak syndicat yi yóbbu leen ci première dame ak Macky Sall négocier mu faju kon Thiam moom maa ngi ko jaajëfal. dafa wax naan grand lu tax nga ne tekk mu ne ko moomal àdduna bu fi jaxasoo ba mu am embouteillage lu ci war taxaw di xool ma benn xale boo xam ne Jules Samb dañu poñe ma grand yëngatu ma ne ko Jules su ma dooma xol nga d'ailleurs en passant maa ngi am mbégte nga may ma ko tuuti rek di wax ni maa ngi rafetlu di gërëm Siré Dia sa doom sama doomu xol Gilbert Samb nga xam ne yéene naa ko lëkk ci àddina liberté yu fekkonte ne yow may na ma ko mu ma doon joxe ay héritier ci sama alal nga ci am wàll
yaa ngi gërëm Siré Dia au moment où la poste est en train de voler en éclat syndicalistes yi ñu ngi xëcc fee ñi nga xam ni ñooy ànd ak moom ci politique yi parce que poste bi am na ay jafe-jafe wàllu gestion nga koy gërëm comment. damay gërëm Siré Dia du ma eggale di nga comprendre ni Fulbert Sambou su ma doomu xol. parce que da koo jël. ah oui dama ne li la war. mais est-ce qu'il a le profil aussi est-ce que parce que gars yi aussi ñuy wax jël boo xamante ne est-ce que du loolu moo suuxal poste bi d'ailleurs en fait en fonction de ce que les gens disent les syndicalistes dénoncent la gestion de la poste ki la ko defal ne ko jaajëf clientèle politique la li la war ki la ko defal ne jaajëf kon maa ngi koy gërëm ci point boobu Fulbert Sambou ku ma ko dimbale ak ñeneen ak ñeneen ñaareel bi ci wàllu gestion damaa bëgg Sénégal ñu am tuuti maanute am na gestion ku munti doon man Pape Latif Ndiaye ñi yelloo saytu ko ñoom laay bàyyi seen yëf waaye li ma jàpp daal mais quand les syndicalistes le disent aussi ci la ñu bokk ci la ñuy liggéey ci la ñuy ci yelloo lañu ci li ma jàpp daal mooy bépp doomu aadama boo xam ne am nga responsabilité ngay dimbale sa askan surtout boo dëkkee Thiès di dimbale waa Thiès man dama naan la jaajëf. Alliance pour la solidarité lu ko tax a jóg. li ko tax a jóg gis nga mooy li ñu doon def yee xale yi formé leen ndax nag ma ñëwaat ci sama benn rakk bu jox Massamba Diop en passant di naan ma grand école nga mooy gis nga xale yi Sénégal boo leen dajalee ci ñuy waxtaan ci wàllu xel da ngay former ay doomu aadama. ah Ibrahima ñu jaar sama loxo bari na. c'est sûr kon alliance pour la solidarité loolu moo ko tax a jóg. benn ñaareel bi mooy aussi solidarité bi. mooy dimbalante bi Ibrahima am na benn soxla ñu xool ñun suñu biir nu ñuy dimbalante. troisième bi mooy bokk ci ñuy jiite dëkk bi. moo ko tax a jóg. ah bokk na ci. du loolu kese ndax ab njiit nag moom da ngay am yéene. yàlla koy mottali ay bokk na ci. ayca dëkk bi doxal ko pour nga mën ko def faaw ñu dénk la ko pour ñu dénk la ko faaw ñu dem élection ñoo ngi ci 2019 ñu ngi pare na ñu ngi nangam Pape Latir Ndiaye bokk na ci ñi ko bëgg a yor fi mu toll nii ba am na kuréel alors 2019 Pape Latir Ndiaye noo jàngate yorenu réew mi ba pare parce que boo bëggee yor xëy na ni ñu yoree baaxul. waaw xam nga dama mës a dégg ñu ne. Sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla nañu ko yàlla fayal. dañ ko ne boo bëggoon dëkk Dakar fooy dëkk mu ne xanaa Mermoz wala xaar yàlla Mermoz mooy Mermoz xaar yàlla kon képp koo xam ne yaa ngi bëgg daal lu mu la naqari muusal muus ñaar lay tekki bul saaga bul xaste bul fëgg dënn waxal ak nit ñi leer loolu ci laay woo ñiy politique xastante bi saagante bi fëkk dën. PDS daf fa bëri loolu Pape Latir xew na fa bëri na fa fees na fa dell te mooy sa parti bu nga xam ni ci nga gën a fës aujourd'hui ci loolu lañ nekk. loolu moo tax ma dëkkoon xaar yàlla toog di xaar. da ngaa toogoon den xaar. toog di xaar ba ma xaaree jàngataat lu bëree bëri caa ne politique élection bépp citoyen da nga am devoir takk ci ripp ndax am naa njaboot Sénégal laa bokk ëllëg Sénégal bu doxee daf maa doxal Sénégal bu doxul daf may metti. Pape Latir Ndiaye bàyyi na kon PDS complètement. non bàyyiwuma PDS damay wax ni laas mouvement la boo xam ne dafa ànd ak Abdoulaye Wade duñu def bilan bi ci ànd boobu. waaye bu fekkee da nga ànd ba benn instant nga taxaw saytu dafay baax boo saytoo ba pare boo jógaat nga xam fi nga jëm. fan ngeen jëm. ci wàllu. politique. politique bi mooy suñu yéene benn mooy doomu Thiès yi nga xamante ne nekk nañ fi comme ñu ma lim sànq dañ leen seeti. am ngeen candidat. non pour 2019 pour le moment non ndax it lépp saytu la.
lépp saytu la te egguñu ci loola. egguñu ci loola. mais PDS laas ci la bokk comme ni nga ko waxee nii PDS dina am candidat ñu ngi dégg njiitu PDS jubul ci Karim Meïssa Wade xanaa gëmu leen ni war na mën a nekk candidat wu laas. waa xam nga. dafa am dossier yoo xam ne. jàngal nañ ma ci at yi juróomi at yi. bi ma nekkee hibernation. foo nekkoon. ginnaaw wetu sëñ Abdou. yàlla dogal li moom Cheikh Ibra Fall ak Mam Maodo doon def. dem bay. est-ce que da nga doon bay bay. bay yor gopp. Pape Latir métier mooy. yor bay je suis communicant. nga bàyyi ko fa dem bay dem naa bay entrepreneur la. entrepreneur la am naa ci teraanga. ba mu dee ba nga xam te buntu bi xaw naa boo ko poussé mu dëgër. ma ne Maodo Malick Sy dey waxoon na ni mbay métier la ma dem ca tool ya damay bay yori poulailler di liggéey ànd ak surga gi liggéey sol kiloon mbës naa dajeeg benn sama bi xam ne mais làcc sa loxo bi mu mel ni dafa ëkk ma ne ko moom alhamdulilah rabbil alamin lu tax ma ne ko waaw ba nga ne dafa ëkk rek kon nangu de maa ngi liggéey as def ayca hibernation bi nga ci génnee tey jii taxawaat nga yëkkatiwaat sa mouvement waaye nekk ba tey ci biir PDS. ah oui fas yéene candidat wu PDS xanaa di ngeen ko jàppale. waaye dama doon eggale loo xam ne leeragul. muy lan. maag mu nekk président foyer lycée Malick Sy. def fukki at auprès du professeur. Moustapha Souran. ministre de l'éducation nationale. man dong ak moom. kenn ku la wax leen nax na la ñoo doon ci rek grève yi du préscolaire à l'université ci façon yu mucc ayib mag moom am expérience dootul sóobu ak ay ñaari tànk maanaam lu may defar ci àddina daa ko xool daa ko saytu comme li sama mag Kati Ndiaye maa ngi koy nuyu sama yaay Kiné Sidibé sama mag la sama yaay la loo nar a def Pape la ñoom li ñu may wax mooy Latir doota xale kenn looy def lu ne saytu ko comme saytoo guñu maa ngi ne tekk maanaam tey Pape Latir Ndiaye parewul pour jàppale candidat wu PDS maanaam ki ñu wax ni moom la muy Karim Wade pour mu falu non waxuma loolu dama ne loo wax ñu ngi soog a commencé ñu ngi waxtaan ñu ngi saytu waaye dama wax ni comme dama ànd ak ay nawle ñu ngi saytu ba xam fi ñu jëm ndax Karim Meïssa Wade lui-même gisaguma ko déggaguma ko xamaguma lu mu bëgg même bu nekkee candidat xaw ma lan la yéene réew mi. xamaloo ko dara. Ibrahima Ndiaye waaw naam à mon âge ci samay at ak fi ma jaar jàpp nga ni war nañu wax waaw ma ne waaw yooyu di ma loolu déedéet loolu xëy na. loolu moom ñoom Yacine Faye duñu ma ko baal. su maître Madické Niang jógee taxaw am nu mu commencé doxe noo koy interpréter en tant que quelqu'un qui a travaillé dans ce parti là. xam nga damay wax de barki dem benn waay ma ne ko dinaa la wax lu la jaaxal. ma ne ko ci wàllu jikko ci wàllu compétence ci wàllu wax ju rafet ba sëñ Sidi Maxtaar wax ko tey bu ñu ma waxoon gëmmal tànn njiitu réew bokk ma parteem waaye suma xarit la naw naa ko dama naan ci ñemee tànn Ousmane Tanor Dieng ci lay bokk. pour mu jiite réew la jaaxal dama ne. pour mu jiite réew. oui bu ñu ma waxoon ni. ñooy tànn ci compétence ak jikko ci yar dama koy tudd pourtant boo ko ma parteem kon mbir mi du affaire parti xam affaire lan la affaire ku la doy la koo xam fi mu jëm ak ki la nawloo ki la doy koo xam fi mu jëm. mais Ousmane Tanor Dieng du candidat moom dafa taamu Macky Sall pour mu nekk candidat. dégguma waaw da nga ne dama ne xam nga dëgg bëgg ma ne. PDS bu amee candidat da nga ko war a jàpp man la déedéet. dama def digression. gëmoo leen quoi yow waa PDS wala ni non du ñàkk gëm dama ne la. tollatuma fu ma naan. damaa bokk ci këf gi. këf ko fu mu jëma topp ca. Pape Latir tey ni ñu yoree Sénégal noo ko jàngatee. waaw moom de ñu ngi jéem de ñoom dañuy wax naan mi ngi dox ñenn ñi naan doxut
yow nga wax lan. ci fan yu néew daañ ci def waxtaan wu yaatu ñun waa laas ak document à l'appui ndax nag jàppal dara bu dee tuuti jàng naa ko tey lii nga fi nga toog tu es communicant am naa diplôme bu ma ko may mu mën a toog fi nga toog kon dootuma wax ci sànni damay documenté te gor as gor war naa moytu comme ni ko Cheikh Anta Diop du loxe li la wóorul bul ko wax looy wax loo xam ne ëllëg dañ naan la yaa ko fi waxoon ngay weddi bul ko wax. le mouvement Laas ci tënk duñu ko dégg ci 2019 wala pour élection présidentielle laa bëgg a wax. way daañu ci dégg daañu ci taq ni rip aha ni rip waaye dama wax ni lépp lu ñuy def yu waxtaanu koy jiitu lépp lu ñuy wax dañ koy documenté ndax nag ku mën na lire mën a bind nekkoon aux responsabilités enseignant supérieur ba préscolaire amical étudiant foyer lépp maa doon gérer grève yooyu. gaañaa ngi déposé gaañaa ngi def des déclarations de candidat à la candidature ba léegi de on peut attendre à ce que Pape Latir Ndiaye fasse comme certains taxaw ne moom itam dafa soxla. suma référence Cheikh Anta Diop d'ailleurs en passant gis nga nit ñi mu yàlla day may lu nekk am lu mu la xañ ku dugg école dañ naan li ñu lay njëkk a jëgal alphabet xoolal Cheikh Anta ak xam-xam bu rëy bi mëntoon wax ba wuure doon wax en passant c'est pour rire mais dëgg la dafay wax ni bopp bu ne xam nga loo àttan attanu Sénégal. Sénégal pour guider ko. li ma laaj yëpp. xam nga ni sama for Ibrahima. sama for mooy dama def sama autocritique. xam sa bopp. ci jaamu yàlla bokk mës naa waxtaan ak suma xarit en passant suma xarit la ndax nag ñoo gërëbandoo ñoo doon lekkandoo ñoo doon ponchandoo bi muy tukki le 26 septembre 1989 3 jours avant muy toppatoo kayitam man ak moom dong ñoo doon ànd ba muy tukki egg France envoyé na lettre ne ma tu es un héros muy Talla Sylla waaw defandoo nañu lu bare yéen saa ñu daañu gëj a gisee waaye suma xarit la ndax koy ponchandoo gërëbandoo muy tukki nga ànd ak moom ca loola ba yenn kayit yi nga xam ne moom la doon topp te suma loxo maa ko doon téye kon suma doomu ndey la en passant damay waxtaan ak un jour ma ne ko Sylla ma ne ko waaw réew mi moom nu mu tëddee mu ne ma noppi ma ne ko lu muy tekki mu waxaat ma ne ko xam lu muy tekki mu ma ne ko ñi samp seen ndënd te xam ne mënuñoo yor quartier dafa bari ci quartier boobu la ñuy jaar wax ci quartier yu bëri mu nekk Thiès est ouest nord ville Pape Latir ni ñu yoree dëkk bi Thiès noo ko jàngatee ak lan moo ci ambition Pape Latir Ndiaye. ambition bi mooy ambition jubbanti. kon ni muy doxee baaxul. waaw absolument daa ci ñëw. ñi ko yor ñeent lañu. dinaa ci ñëw. ambition jubbanti. dont le maire Talla Sylla. ambition jubbanti ambition jox sama dëkk. Thiès lim ma jox Ibrahima gis nga doomu Thiès yi pourquoi ma wax sànq maa ngi woon ñoom Aliou Diouf ñun Ibrahima Diagne ñu ñëw jàpp ci Thiès est en danger tu sais pourquoi. Thiès est en danger. Ibrahima tu sais pourquoi. tribunal du commerce tabaxuñ ko Thiès ñu ngi ko yóbbu Mbour waa Mbour ñu ngi xëcc pour nekk région buñ ko nekkee fu ñu jëm Ibrahima est-ce que xam nga grand événement religieux yi Tivaouane Touba. pèlerin yi dem Tivaouane di jaar ak di dem Touba di jaar Thiès commerçant yi dañuy jaral lu bare Ibrahima xam fu ñu jëm. bu autoroute bi paree ñuy jóge Dakar di dem Touba teggi Thiès ñuy jóge Dakar di dem Tivaouane teggi Thiès ñuy jóge Saalum di dem Tivaouane jaare Touba su teggi Thiès kon commerçant Thiès yi ñu doon jaral borom banaana bi borom pomme bi bref dootuñu jaral perte sèche ñaareel bi mooy. Mbour détaché wu egguñ ci deuxième perte kon fi ñu toll mooy képp kuy jiite Thiès
nga talal sa loxo doomu Thiès yi compétent yi ngeen bokk parti mu ñàkk bokk parti loolu tax ma ne jubbanti gis nga jubbanti bi première règle jubbanti bi mooy ñun ñoo leen fal nañu teg fële seeni xuloo li ñuy jote ñoom ñun intéressé wuñ ñu nañu lëkkaloo woo toutes les compétences thiessoises saytu problème mu Thiès yi jëm koo faj loolu tax ma la jubbanti ndax tey da nga ne ñeent ko jiite waaye day mel ne comme ñeent yi ñaari pàcc la taala fii ñeneen ñi fële loolu jaaduwul Thiès ne mérite pas ça l'exemple mooy tey mairie Talla Sylla amul budget ndax conseiller réew mi nanguñ ko votel bañ leen di fal faluñu leen pour nii dañoo xooloo seen biir faluñu leen pour ñuy féewaloo dañ leen faloon pour que budget bi ñu leen di dénk ñoom te moomuñu ko ñu delloo ko askan wi loolu mooy première règle jubanti jubale ànd ci jàmm sans esprit partisan buñ ci eggoon ñun li ñu gëm mooy bu ñu xasee passé élection ba conseil bi taxaw conseil municipal bi dootu am couleur day tudd Thiès sant Thiès bu boo soxla Thiès wut solution askanu Thiès ci naka quartier bu nekk ñu def fa un conseil de quartier regroupé 2 à 3 quartiers en pôle xool lu seen soxla bu ñu ko regroupé en 10 pôles chaque pôle de quartier wax ñi lan mooy seen surpriorité ak lan mooy seen priorité en fonction de ça ñu saytu budget bi xool chaque pôle de quartier lan mooy seen surpriorité jëm koo faj et ça mandat bi 5 ans la da nga naan at mu ne un pôle de quartier pour ses surpriorités et ses priorités nekk na loo xam xajul ci émission pour développer ko waaye sot nañ ci liggéey boobu. xajul ci émission pour ñu développer ko d'ailleurs waxtu wi mat na sëkk ba yokk ci 3 minutes mais Thiès est en danger ni nga waxee nii sur le plan économique da nga bëgg a wax ni Thiès amul dara. amul dara Thiès daa xam lu mu am boroomi xam-xam yu làqatu xam Thiès lu mu am ñi war a wax noppi xam nga Thiès lu mu am ay doom yu baax. waaye di gorante seen biir da ngay jël tey xale bu mel ne Abdoulaye Dieye Bayal xale bu baax la. mais xale bu baax la mais dañuy gorante seen biir. am na fi ay entreprise yoo xamante ni ba mu daan dox Thiès a ngi yëngu lu ci mel ni Transrail lu ci mel ni NSTS lu ci mel ni yenn kuréel yi nga xam këru liggéeyukaay yi nga xam ne fi mu toll nii dee nañu mais loolu aussi force su Thiès la woon Pape Latir. waaw mais loolu ba tey dama ne doomu Thiès am nañu xam-xam bu ñu lëkkaloo ku nekk andi li nga man dans le cadre de nos ressources propres dans le cadre de la coopération décentralisée Thiès mën na soxali ko waat waaye Thiès li ñuy gaañ mooy tojante bopp bi doomu Thiès nañu bàyyi ñaar yi ab doomu Thiès bu am as njariñ lañ lay wax dëgg te di la gunge waaye Thiès boo amee ñu ci bari du ñu am boo ñu amee njariñ ñu toog bugg leen a rendi il faut qu'il y ait une solidarité thiessoise et pour terminer may wax conseil municipaux yi nañu bàyyi couleur parti dañ leen a fal pour doxal Thiès nañu ngaloo àndaat pour que Thiès mën a jëm ci kanam ndax Sénégal ci foofu nekk na en danger c'est pourquoi waaw lu ñu am lu bees du pétrole ak gaz depuis booba chinois américain hollandais ñëpp a ngi ñëw Sénégal seeni président yi ndax bu njëkk ba tubaab bu ñu soxlaa pétrole fu ñu jëm Syrie ak Europe ça fait 4 ou 5 fois Europe Sénégal boo dee duggi marché bu fekkee ne boo ñëwee Dakar am li nga war a wuti Syrie mooy Proche-Orient ak Moyen-Orient foo jëm Dakar kon laaj na aussi li war waa Thiès mooy Sénégal bu élection yi passé kàngamu Sénégal yi lëkkaloo pour l'intérêt supérieur de la nation ñu ànd moo gën a wóor. mais fi ñu jaar nii pour jëm ci élection yi Pape Latir xel dal na ci rëkk-rëkk gi mi ngi bëri kii du candidat kii candidat la dugg na fii génn na fii parrainage fii yoon wi ñu jaar ban jàngat nga ci am ci tënk en 1 minute. ci tënk mooy am nañu
nañu wóolu justice Sénégal li may bañ mooy bu justice defee loo xam ne arrangé na Ibrahima Ndiaye Ibrahima kontaan bu defee loo xam ne arrangé wu Ibrahima mer nañu am na organes yoo xam ne ñëpp ci d'accord ñooy saytu loolu bu ñu ci loolee ñu saytu ko verdict bu ñu joxee ku nekk d'accord ci jamono bi. ñu ngi lay sant di la gërëm Pape Latir Ndiaye ñu fàttali ni yaa doon ganu émission Agora mu doon am 14h jàpp 15h ñu waxtaane li nga xam ne moom la ñu bokk Pape Latir Ndiaye doon coordonnateur u LAS waaye itam bokkoon ci parti démocratique sénégalais wala bokk ci en tout cas de toutes les façons qui a gelé ses activités dans le parti démocratique sénégalais nekk ci laasam di yëngatu Pape Latir looy tàggoo ak mbokki nekk ci laasam di yëngatu waaye da ngaa fàtt nekk ci mbay mi. waaw mbay mi kay macha allah nekk ci poulailler yi di góorgóorlu pour am lu ma suturloo. da nga ma doon waxtaan ci waxtaan nga ne ma rakk ma ne naa nga ne ma boo amee ay bor xam sa bopp da ngay dem uti loo fayee say bor. waaw ndax loolu lu muy tekki. loolu mooy xam nga élection dafa métti. boo ci jógee nërmeelu. war a mobiliser ay doomi aadama. da dul jaadu bu fekkente ne mënuloo leen ma dem ci Sëriñ Abdou di sëkk ak moom li ma sëkk ak moom ci boppam mu nekk sëriñ bu ñëpp naw muy bàyyi lépp di dem buleel di béy ma jàngee ko ci Sëriñ Saliou Mbacké aussi ubbi xel comme di béy ma ne mbay mi gannaaw bu ñëpp ne baax na ñi samay référence ci àddina ne ci naa ci ne waaye rëccuwuma ko ndax àddina ñett am dëkkuwaay kodduwaay loolu def si biir maa ngi koy am ci mbéy macha allah. jërëjëf Pape Latir Ndiaye loolu mooy kàddu gi ngay tàggoo auditeurs yi kon ñoom ñu sant leen gërëm leen auditeur u Agora auditeur u 93.7 fàttali leen ne li ñu tax a jóg defar la bu fekkee wax nañ fi lu waxuwul ñoo ngi koy jéggalu bu baax a baax jox leen dox daje ba beneen dimanche ak beneen invité incha allah.